Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. waaw soo nekkee nit waxuma la jullit waxuma la nga nekk chrétien ak croyant boo manti doon ak loo manti gëm mais nit rek laa la wax da nga war a ñeme dëgg di féetee fu dëgg ji nekk lu mu métti métti c'est très important te bañ a nekk naa fekk bañ a parloo Ousmane Sonko mi ñu àndal tey bu defoon lu mu warta def dañuy taxaw dal ci kawam parce que ñun bu ñuy ànd ak nit dañuy ànd ak yow te yàlla tax fu mu nekk nii nag bëgg Ousmane Sonko devient un délit maintenant au Sénégal ba am na ñoo xam ne sax dañ lay woo di la jéem a intimider di la jéem a bañ di la jéem a mere mais ñun suñu yoon nekku ci yooyu ñun dëgg lañ bëgg. dafa am ñoo xam dañoo nekk Sénégal gis nga li Macky Sall nekkee nii ak ñi ko jiitu woon ses prédécesseurs façon bi ñuy jiitee réew mi système bi nekk Sénégal daf leen a neex bëgguñ mu changer dañoo bëgg mu continuer lii moo leen neex moo tax ñu bañ Ousmane Sonko fu mu nekk nii benn délit rek la def mooy ne dafa jóg dafa bëgg a changer système bi li nekk Sénégal daf ko fa bëgg a jëlee ba tax na ñun ñuy ànd ak moom sax di ko défendre tey am na nit ñoo xam ne dañuy bëgg a def noonu di ñu ci mere mais man ku ma mere ndax dëgg yaa xam man je m'en fous de ku ma mere ak ku ma merewul man dëgg laa bëgg dëgg laay àndal maa bëgg Ousmane Sonko di ko défendre te am ci droit parce que nous sommes dans une république dans une démocratie chacun a le droit de choisir qui il veut man j'ai choisi Ousmane Sonko ku mu naqari na nga dee sama yoon nekku ci fu mu nekk nii Sénégal nit ñi dañoo bëgg terroriser nit ñi di intimider nit ñi di semer la terreur ku ànd ak Macky Sall daal yow yaay am jàmm quoi kenn amul sax droit di défendre Ousmane Sonko mais yéen seen cabale politique bi leer na mais lii c'est une cabale politique bu leer nañ c'est un complot ñëpp xam ko xale yu am 5 ans sax boo leen laajee dossier bi nu mu demee ñu ne c'est un complot manta nekk ngeen ñiy sonal fii nii bu nit ñi nekkee di défendre Ousmane Sonko ñu ñuy jéem a intimider fii kenn mënu fee intimider kenn ñun xamante nañ ñun ñëpp am na nit ñoo xam dañu lay envoyer message di la wax yenn wax yi bu ngeen dajee woon ci roq billaahi wallaahi tallaahi dañuy daw wàqeet la ñuy def man moom kenn mënuma tiital kenn mënuma intimider bu eboo ngeen noppalu xoolal je réitère mes propos man maa choisir Ousmane Sonko maa ko bëgg maa koy défendre te kenn mënu ci tus ku ci man dara na ñëw maa ngi nii maa leen di xaar léegi bëgg Ousmane Sonko su fekkee délit la ak défendre Ousmane Sonko di ngeen xam ne Sénégal yéen moomu leen ko yéenay ñan yéen moom nit ñi wala yéen moom Sénégal yéen yow ñaata at a ngi nii ñuy def le tout pour jéem a tendre Ousmane Sonko piège pour jéem ko daaneel politiquement lu nekk waxal nañ ko fi tam nañ ko fi lu nekk maanaam dañ ko taxé de tous les noms d'oiseaux jëm nañ ko fi wax ne rebelle la pour jaxase ko ak sénégalais yi sénégalais yi gën kaa bëgg ñu ne gëmul sëriñ si boppam ñoo ko gën a bëgg tey xoolal Touba mobilisation bi ñu def dem kër Ousmane Sonko di ko jàppale ji ñu siy ziar bu baax a baax sëñ Abdou Mbacké bu Daaru Muxti ak ñeneen këru diine yépp ils sont derrière Ousmane Sonko soo demee Kaolack ñu ngi supporter Ousmane Sonko gis ngeen sëtu maam Alhaji Abdoulaye Niass di nekk Léona Niassène ak maam Khalifa dañoo taxaw daf seen point de presse ne ñoom ñu ngi jàppale Ousmane Sonko te pourtant ñu ngi leen doon mettre en mal ak Ousmane Sonko di wan Sénégalais ne leen Ousmane Sonko dafa contre tarixa yi mais ku mu neex sax nga contre tarixa yi ku mu neex nga contre tarixa yi wax nañ tamit ne salafiste la ku mu neex nga nekk salafiste ñun xam nga lan moo ñu intéressé ñun duñ ay naafeq quoi gis nga Sénégal du république islamique du pays islamique Sénégal c'est un pays laïque ku ñu neex la ñuy jox réew mi xam nga kan lan lañ bëgg ñun ci réew mi ku ñëw nag consolider la démocratie l'état de droit ba pare bonne gouvernance am fa ak transparence xeex corruption impunité jeex fa dóor doom làq doom dootul amati ñun loolu lañ souhaité pour Sénégal te loolu bu ko Ousmane Sonko defut bu faloo man maa njëkk a génn dal ci kawam man ànduma ak Ousmane Sonko parce que yaa ma neex de dama ànd ak Ousmane Sonko parce que dama lire programme am dama xam ne nit ku honnête la xam nga nit ku jub la nit koo xamante nii la mënoon na enrichiru impôt et domaine gam nekkoon te enrichirul yéen gis ngeen fi ay inspecteur des impôts et domaines yu bëree bëri yoo xamante nii tey train de vie bu ñuy mëne ak bien yu ñu am
seen salaire mayu leen ko. léegi nag Sénégal lan la ñuy bañ léegi nit ku baax ñu xeex la ba tax na lu nekk taqal nañ ko ci deru Ousmane Sonko bi pour yàq àddunaam mooy li ma doon wax sànq en commençant par ne rebelle la parce que waa Casamance la di jéem a stigmatiser waa Casamance di jéem a indi affaire yu ethnicisme Sénégal di ko installé foofu pour xeex benn doomi aadama bu am ay ambition yu baax pour réewam ñëwaat bëgg ko jaxase ak këru diine yi. ma leen di fàttali ne ku mu neex laa la wax nga ne gëw ma tarixa ku mu neex nga ne ibaadulaa ku mu neex nga ne salafiste laa ñun Sénégal ku ñu bëgg mooy ñu koo xamante ni am nga programme bu baax ñëw tegal ñu Sénégal ci raay bi que ça soit nga bokk ci tarixa nga nekk chrétien nga nekk labbe nekkal su dee si wàllu xeet la nekkal joolaa nekkal séeréer nekkal olof nekkal lébu nekkal koñaajo nekkal balanta nekkal mankaañ nekkal basari ñoom ñëpp ay sénégalais lañ dëkkal Casamance dëkkal Goudiri dëkkal Diaobé dëkkal Médina Yoro Fula dëkkal ba Kunkande Bakel ak foo manti dëkk muy Fuuta ak fépp ci Sénégal la bokk doomi Sénégal nga loo manti nekk doomi Sénégal nga bu la neexee nga ne man chrétien la su la neexee nga ne man ci tarixa yi laa bokk gannaaw bu ma nekkee jullit ba pare su la neexee nga ne gëw ma tarixa su la neexee nga ne man salafiste laa kenn mënu ci tus ñun sénégalais gi nga doon ak programme bi nga am moo ñu intéressé nañ bàyyi affaire appartenance fii nii yàlla moo njëkk a libéré nit ñi moo wax ne fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex doo gëm te Ousmane Sonko yooyu ñu koy taqal yëpp dara amu ci parce que il a de très bonnes relations avec toutes les maisons religieuses du Sénégal avec tous les foyers religieux du Sénégal bu màggal amee di ngeen ko gis Touba màggalu Daaru Muxti di ngeen ko gis nga sëñ Abdou Mbacke nu mu nekkee xaritam di ngeen ko gis Medina Baye si Serigne Omar Niass di ngeen ko gis Ndiassane gis ko Tiwaawoon xalifa bi bu ñëwee ci kaw la koy teg bëgg ko ba bëgg a dee di ngeen ko gis Yoof bu ñu xewlee manu leen a jaxase sénégalais yi su fekkee da ngeen bëgg Macky Sall toog fii ak système bu bon bii nii ngeen di toog muy dox di tëdd muy dox di nelaw muy dox moo tax ngeen bañ Ousmane Sonko ñëw ba tax ngeen koy xeex ba lenn moo ci desoon mooy affaire yi mœurs jëm ko créer dossier boo xamante ni da ngeen di semer doute ci xelu sénégalais ñu naan moom la am du moom loolu ça ne passera pas du jàll. te seen affaire yu nappaate yi ngeen di def ak di jéem a mere nit ñi mer leen ngeen guux seen lex yi gonfale ko ba exploser ba xam ndax ñun suñu engagement ci Ousmane Sonko envers le président Ousmane Sonko dañuy reculer wala déet su fekkee yéen a moom sénégalais yi di ngeen ci xam dara. ñu nekk ci pays de droit nekk ci démocratie ak république kenn ku nekk di am droit créer sa parti teg sa programme kenn ku nekk citoyen sénégalais am droit ne man kii mooma day moom laay àndal bu nit ñi ànd ak Ousmane Sonko ngeen ne Ousmane Sonko dañ ko war a saltel dañ ko war a tilimal dañ ko war a bañ yéenay ñan vous croyez tout permis mais di ngeen ñun ngeen fiy fekk su fekkee yéen moom Sénégal billaahi di ngeen ci xam dara. am na benn waay moo doon wax naan ma yéen da ngeen a nekk Europe voilà gis lamp yi tàkk jógee ci àll bi di xaste te kooku sama waay la mu ngi nekk TFM naan day xaste quoi parce que dafa am lu ma wax Maïmouna Ndour Faye mu ne moom dafay def solidarité de corps man si journaliste yi laa nekkoon man ak yow xamante nañ parce que ñoo nekkoon dooroon Walfadjri man xam naa milieu bu baax je suis pas journaliste de formation mais je connais très bien le milieu parce que exercé naa ko pendant des années di réaliser ay éditions journal di def ay montage xam rajo ni muy demee ak télé xam journaliste nan la war a équilibrer information bu ci jotee mu ne yéen da ngeen a jógee ci àll ba dem Europe gis lamp yi tàkk léegi ngeen ñëw ne da ngeen di bëgg imposer Sénégalais yi lu nekk Europe ma ne ko yow yaa gis Europe man gisuma Europe lan mooy Europe ma ne ko man Europe Amérique ak Gandiaye ak Kabatoki man moom laa yemale man je m'en fous de ay Europe yàlla nag bu dogalee nga nekk fenn yàlla moo ko dogal te kenn dëkku fi lu mu yàgg-yàgg dañuy ñibbi ma ne ko nag je n'ai rien contre ñu jógee ko ci àll bi de mais tu sais très bien fan laa jógee man ñaari dëkk laa am man je suis de Rufisque 4 communes yi nga xamante ni temps yi colonisation bi les 4 communes laa la wax Gorée Saint-Louis Rufisque Dakar man sama maam juddoo Rufisque ma nekk lébu pire sama maam servir armée française sama nday dëkk Medina Baye Kaolack ca famille Niassène ba ma juddoo ci ville Kaolack laa la wax Kaolack commune ville hôpital El Hadji Ibrahima Niass
sama baay dëkk ca ville Tëngéej 4 communes fa tubaab yi dëkkoon ku fa juddoo woon da ngay am nationalité française muy xaste naan yéen ci àll bi ngeen jógee dem Europe ñëw fii nii naan da ngeen di xas ay journalistes Maïmouna Ndour Faye li ma ko wax yow xam nga ko bu baax a baax te man dama koy réitérer corrompu la dafay liggéeyal Macky Sall man maa ko wax te duma ci dellu ginnaaw li tax ma wax ko mooy dossier Ousmane Sonko bii nii ñoom yenn journalistes yi dafa am benn taxawaay bu ñu ci taxawaay boo xamante ni ñoom affaire bi dañuy invité ay nit pour ñu enfoncer Ousmane Sonko te loolu dama koy wax bi affaire bi amee mais ki mu njëkk invité muy Bassirou Diomaye Faye mais kooku dafa habilité pour wax ci affaire bi parce que moom dafa bokk ci bureau Pastef ba pare am fa responsabilité jiite les cadres de Pastef kooku boo ko invité war nga ko mën a invité pour mu défendre son leader suñ demoon invité benn Abdou Mbow wala keneen ku bokk ci bureau APR bi mais loolu ñun amuñ dara luñ siy wax mais lan moo tax mu dem première fois dem di ñuy jëlal Birima parce que nee na dafay équilibré booy équilibré di nga jëli Birima te Birima ñu xam ko ci saaga Ousmane Sonko ci xas Ousmane Sonko amul benn responsabilité au niveau de l'APR amul benn responsabilité au niveau de Benno Bokk Yaakaar lu dul c'est un poltron buy taxawaalu ci télévision yi di saaga nday nit ñi di leen xas nga koy invité pour mu enfoncer Ousmane Sonko mais booy invité kañ da ngay invité koo xamante ni moom habilité na pour wax ci turu APR wala mu ñëw sax wax en tant que koo xamante ni expert la ci wàllu bi wala dara mais koo xamante ni ñëweewu fa benn ndomba tànk bu dul ñëw pour saaga nit ki pour enfoncer ko parce que dafa am une haine viscérale envers cette personne. Maître El Hadji Diouf kazalika naka noonu bokkul ci APR fan yii yëpp mu ngi doon attaqué Macky Sall mais moom dafa am règlement de compte ak Ousmane Sonko chaque jour mu ngi koy attaqué di ko saaga di ko xas. nga jël ko invité ko encore nga xam ne bu ñëwee du wax jàmm lu tax mu dem dugg ci dossier bi ne moom mooy nekk avocat wu xale bi di Adji Sarr mooy ne dafa am ay règlement de compte dafa bëgg Ousmane Sonko daanu parce que Ousmane Sonko daf koy déranger mépris la am envers cette personne. loolu lañ leen di wan ne ñun yéen ay journalistes de formation ngeen génnee CESTI ñi génnee ISIG ak ISEC xam nañ loolu d'accord nañ nangu nañ mais ñun si seen biir lañ nekkoon. ñun xam nañ nañ la ñuy équilibrer information bu amee yàlla moo njëkk a wax ci alxuraan in jaakum faasixun bi naba in fatabayyanu loolu déjà rek journaliste yi yéen lay waxal te yéen bàyyiwu leen ci xel aaya boobu dafa yaatu in jaakum bu leen dikkalee faasixun naafeq seytaane fenkat mythomane bi naba in ci information fatabayyanu na ngeen leerlu bi nag dañ koy teg ci yoon da ngay invité ñi nga xam ne ñoom ñoo habilité pour wax parce que yàlla nee na fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun fasalu laaj leen ahla zikri ñi xam ci wàllu wi in kuntum dem nekk ngeen la ta'lamun di ñàkk xam renseignez-vous dem leen xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy experts yi ngeen wax ak ñoom léegi ñu bëgg nag ne Maïmouna Ndour Faye kenn du ko wax dara Maïmouna Ndour Faye suñu jigéen la respecté nañ ko c'est une battante elle est partie de rien ba taxawal groupe de presse am na ñu ko siy tuddal ay mambay ñaay ak lu nekk ne moom moo nekk ci gannaawam xam nga mais loolu sax ñun dañoo intéressé xam nga lan moo ñu intéressé mooy information bu amee na nga équilibrer information te affaire bi fu mu toll nii ñoom ñoo ko fa àggale ak député yi ak les politiciens ak le procureur politicien muy Serigne Bassirou Gueye nga xamante ni c'est le procureur de l'APR bu ko kenn oowee procureur de la République parce que du procureur de la République dafay tëddee njaaxaanaay mais moom Macky Sall lay liggéeyal parce que mu ngi nii il a bouclé l'enquête jëlee ko ci loxo gendarmerie te enquête bi bu sori woon xam nañ fu enquête bi jëm xam nañ fu muy jëm lan moo tax deful réquisition moom procureur bi au niveau de la Sonatel wala beneen réseau boo xamante dañuy xool ñan ñoo doon Adji Sarr ñan ñoo doon autanteeg moom ak lan lañ doon wax xool message yeeg yëpp enquête dañoo waroon dem jusqu'au bout mu leer nañ mais mu ngi nii boucler enquête bi ba pare ñu demander lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te ñëpp xam nañ ne viol amut parce que PV yi génnee na ko commencement bi bëggoon nañoo instrumentaliser gendarmerie mais nit ñi jóg xëpp ci kaani tàngal ko mu tàng jër ñu foog ne Ousmane Sonko tapet la Ousmane Sonko génn tàngal défier leen ñu dellu ginnaaw naka ngay xamee ne kii député la ba pare yow nga nekk procureur de la République xam droit nekk un magistrat ah xam ne député dafa am immunité parlementaire di malaanu kiirlaay ba pare ngay sant gendarme yi
ñu koy oo te gendarme yi tamit ñoom xam nañ loolu parce que dañ leen di jàngal loi bi jàngal leen droit ñoom les enquêteurs ñu xam ne kii dafa am immunité parlementaire ñu koy convoqué xam nga lan lañ bëggoon patamee ko taf comme ni ñu defoon Khalifa Sall naan comme Sonko moom guerrier la soo ko oowee day ñëw nañ ko oo mu ñëw rek ñu dóor ko mandat de dépôt téye ko ubbi instruction loolu lañ bëggoon gars yi génn xapp ci kaani tàngal affaire bi safal ko mu saf-sapp violence yi nag wax dëgg yàlla ñun duñ ko cautionné mooy taal ay oto jàmbur rek taal ay biens publics loolu duñ ko cautionné wax dëgg yàlla ñi fa bëgg a jaaree bëgg a taxal Ousmane Sonko ni dafa def appel à l'insurrection loolu du dëgg tey mobilisons-nous la wax nit su fekkee dañ la bëgg a jaay doole da ngay oo sa ay militants ñu ñëw compatir jàppale la assister la te police moo provoqué gars yi parce que ñoom ñoo ñëw fekk Ousmane Sonko ci buntu këram ak ay militants indi seen ay grenades lacrymogènes mel ni kuy dem guerre armé wu di dóor di provoqué gars yi boo leen provoqué ñooñu ay xale yu ndaw lañ ay 17 ans 18 ans ba 20 ans jàpp 25 ans mais seen deret ji bu tàngee dañuy réagir police moo waroon ñëw apaiser xam nga ñëw wax ak gars yi commandant bi su ñëwee na leen voilà wala commissaire bi xam nga dañoo nekk ci pandémie il faut respecter les gestes barrières distanciation yeeg xam nga takk leen masque yi genre yooyu quoi sensibiliser gars yi ñu toog nga bàyyi leen ñu toog ak seen militant waxataan ak moom parce que dafa nekk ci jafe-jafe dañ ko tegal ndëgg sërëx bëgg ko sànq politiquement ñooñu ñëw nag parce que dañoo am ci moom yaakaar pour jàppale ko police ñëw sama fait désordre kon affaire bi responsabilité bi police la parce que li ñu bëggoon moo mënta nekk dañoo jàpp ne nu ñu def Khalifa Sall def ko Karim Wade def ko ñeneen ak ñeneen politiquement liquider leen pour ñoom suñ ñëwee ci Ousmane Sonko noonu lay yombee du yomb te yéen xam ngeen ko li leen di wan ne di ngeen dellu ginnaaw mooy Ahmed Khalifa Niass ñu koy ziar bu baax suñu maam ju baax jooju suñu sëriñ moom xam nañ ne dafa contre Ousmane Sonko politiquement man d'accorduma ak moom yàgg na attaqué Ousmane Sonko ci commencement dossier bi dégg ngeen lu mu wax bëgg a taxal Ousmane Sonko di dugg ci affaire ay diine gis nga affaire diine ku nekk ak sa digganteeg sa yàlla la mais ñun suñu yoon nekkul nit ki lu muy dund vie privée am gis nga mu ngi doon taxal Ousmane Sonko naan ku am ñaari jabar wala ku am jabar waroo dem beneen jigéen di la maase loolu affaire diine la loolu digganteem la ak yàlla Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy interpréter nu mu leen neexee fii ku dul def bàkkaar amut yonent yi rek ñoo dul def bàkkaar parce que ay maxsum lañ léegi nag gis ngeen ko démb mu ngi commencé reculer di dellu ginnaaw gis ngeen ko ci émission balance bi di wane ne Ousmane Sonko dañ ko soxla sax pour la paix en Casamance gars yi di ko indil wax ji Macky Sall waxoon ne am na ñoo xamante ni kenn du leen tëj kaso parce que boo leen tëjee dëkk bi yëngu léegi nag ñoom dañoo foogoon ne buñ jéemee jàpp Ousmane Sonko li am keroog du am loolu lañ foogoon mais biñ gisee ne jeunes yi déterminé nañ waa Casamance déterminé ñu bëri jóg ne Ousmane Sonko kenn du ko fi toroxal kenn du ko fi laal si lañ commencé nag di reculer dégg ngeen Ahmed Khalifa nu mu doon reculer ñoom dañoo jàppoon ne Ousmane Sonko ku ko laal bal coow du jub bal du tax comme ni ñu defoon Khalifa Sall mais bi mu xamee ne Ousmane Sonko mii am na poids am na lu muy représenté am na ñu am espoir ci moom rawatina la jeunesse ci la commencé reculer ne ku jaay Ousmane Sonko doole ma jaxla sama bakkan bi parce que moom mag la xam na li xew xam na li xew mag la magam jëmu la xam na politique am na expérience ci état parce que li mu fekkee bëri na ku dem ba am 75 ans li nga fekkee bëri na indépendance bi fekk na la fi Senghor fekk la fi Abdou Diouf Abdoulaye Wade nga yàgg voyager di dem ci ay président ay ñoom Kadhafi di leen seeti xam na li xew xam na lan mooy état mais début bi dañoo xeeboon Ousmane Sonko pour ñoom coow li moo fi nekk nii comme li daan am rek waaw dañuy ñëw gars yi Sénégal yi non dañuy coow rek naan ay buñ ko laalee nii na mais dara du am mais gars yi dañoo joxe benn signal bu fort joxe avertissement ne leen kii nii kenn du ko touché waaw léegi nag lu ñu warta nangu ci réew mi lu ñuy xeex nii du question de comme Ousmane Sonko en personne moo tax ñu koy xeex mais dañ fiy war a jaaree pour am liberté ba faw gis nga lii ñëpp lañ koy xeexal gis nga opposant dafa war a am ci dëkk Sénégal république la Macky Sall warul ñëw ne opposant du fa am parce que moom gars yi dañ ko xàllal yoon bi xeex démocratie bi ñoon ñu tëj leen ay kaso toroxal leen ñii ñu ray leen ba moom mu mën a ñëw pour mën a nekk président nekk candidat ni mu ko neexee moom nag mu ñëw ne loolu du fi amee loolu nag la ñu war a xeex te loolu c'est une occasion Ousmane Sonko dafa war a nekk opposant wu Macky Sall radical ba pare am jàmm fu ko neex dem parce que am na yoo xam ne vie privée am la ay salon de massage bi war na faa dem ak waru faa dem loolu ñun suñu yoon nekk ci c'est sa vie privée dafa war a am vie am di ko mëne
nañ bàyyi di dugg ci vie privée jàmbur yi nañ wax ci Ali Kalaj bi deal bi ñëpp xam nañ ne deal la c'est une cabale politique te leer na nañ. Adji Sarr c'est une menteuse Adji Sarr manipulatrice la xale bu am fit la mais xam naa ne rëccu na affaire bi parce que dañ ko cee dugal xamutoon ne affaire bu ci duggee ampleur bi dina ko am parce que ku mu laal du ku ndaw Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui au Sénégal espoir la yaakaar la léegi nag nit ñi duñ am yaakaar kuñ am yaakaar ñu xañ ñu ko kuñ am yaakaar ñu sànk ko ñu ñëw nag ba ci Ousmane Sonko ñu ne dañ koy def la même chose comme lu ñu defoon Mamadou Dia def ko Omar Blondin def ko Cheikh Anta Diop def ko Khalifa Sall def ko Karim Wade ñu ñëw nag ne dañ koy def Ousmane Sonko loolu du fi jàll gars yi dañuy rayante du fi jàllee waaw pacifiquement nag lañ leen wax kenn waxu fi nañ fi taal dëkk bi wala nañ fi yàq ay biens publics parce que loolu ñun ñoo ko moom waaw buñ naree sànk Ousmane Sonko nañ taxaw mobiliser wu pacifiquement voilà loolu mooy affaire bi léegi nii lañ ko war a xeex pour ëllëg beneen président bu ñëwee xam ne opposition dafa war a am ci dëkk parce que ça rime avec la démocratie dafay am opposition ñun lu ñu ànd ak Ousmane Sonko nii benn ci man dafa am yu bëri yu ma naqari ci lii am ci régime Macky Sall ak li amoon ci Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf mooy koo xam ne da ngay ñëw jël pouvoir yëpp teg ci sa loxo te sax Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf daanaka sax ñoom ñoo tane Macky Sall ak Senghor sax parce que kii moom dafa ñëw moom di tere nit ñi pour ñu nekk candidat di éliminer ay adversaires te daf ko wax nit ñi dégg ko daf na je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression avec tous les problèmes qui prévaut au Sénégal nga war a ñëw liggéey priorité yi la xaar nga ne yow opposition bi ngay réduire loolu mooy lan pour lan dañu laa fal pour nga liggéey Sénégal mbay mi dox ñu am autosuffisance alimentaire suñu géej gi ñu bàyyi suñu mool yi di napp teñ bañ ko jaay ay chinois ak ay tubaab suñu contrat yi nga xamante ni mooy ressources minières yu ñu am ñu négocier ko négociation yu baax li Sénégal moom ñëpp jot si justice bi ñu bàyyi ko mu am indépendance assemblée nationale boo fa amee majorité député yi bañ a nekk député président bi mais nekk député du peuple di défendre peuple bi président bi bu fa indee benn projet de loi boo xam ne pour propre intérêt la ñu ne ko non duñ ko voté ñun loolu la ñuy xeex RTS gi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk muy télévision nationale ñëpp am fa wàll di fa génn mais RTS du génnee benn opposant ban opposition moo ban opposant mooy def manifestation wala muy def benn programme RTS dem couvrir ko kuy wax lu neexul Macky Sall waa ji dàq la Racine Talla mais est-ce que loolu jaadu na te pourtant loolu ñu ngi ko doon xeex ci temps yi Abdoulaye Wade di ko xeex ci temps yi Abdou Diouf te Macky Sall tey bokk na si ñu ko doon xeex léegi ñun yooyu lañ bëgg mu dëñ te Ousmane Sonko bu nekkee président yooyu yëpp day dëñ président de tous les Sénégalais lay nekk démissionner à la tête de sa parti de son parti autant pour moi démissionner à la tête de son parti parce que mënoo nekk président ba pare di am parti nekk secrétaire général du parti di far loolu moo tax Macky Sall far ci waa APR yi ba luñ mënti def dara du leen ci fekk ba pare justice bi nga génnee ci sa loxo bàyyi justice mu am indépendance parce que séparation de pouvoir dafa am te dafa war a nekk dëgg muy pouvoir exécutif législatif ak pouvoir judiciaire justice bi moom seen bopp ba pare nangoo moom seen bopp parce que pour ñu moom seen bopp il faut que président génnee ci loxoom xam nga bañ a présider ci ay conseil supérieur de la magistrature ñu xool nan la ñuy nommer président tribunaux yi xool procureur nan lañ koy tànnee ci yan base lañ koy tànnee ba nga xamante ni dina am benn indépendance bi ba ku bokk ci camp présidentiel bi bu defee ak ku bokkul ci camp présidentiel bu defee mu autosaisiru lu mu ci war a def mu def ko benn juge waratula nangu ñu lay manipuler sénégalais yi boo gisee affaire Ousmane Sonko bi ñëpp jóg taxaw takku mooy ne justice bi lañ amul confiance mais dossiers yi day am ay France di am ay États-Unis ak partout mais nit ñi doo leen gis mobilisation bi ñuy def nii duñ ko def dañuy taxaw rek toog di xaar justice bi parce que justice bi dafa am indépendance mais ñun boo gisee ñun ñu ragal mooy ne bukki bu màttoon ñeneen ña la ñuy bañ mu màtt Ousmane Sonko mooy justice boo xamante nii Macky Sall la àndal lu Macky Sall bëgg loolu lañ koy defal justice dafa war a am indépendance ñun dañoo bëgg Sénégal soppeeku moo tax ñu am ci Ousmane Sonko yaakaar impunité dafay jeex Sénégal ay dóor doom làq doom nomination yi tamit même chose l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu lañ bëgg amut na yow yaa ànd ak président bi yow yaa war a gérer poste bii nii am na poste yoo xam ne appel à la candidature lay nekk comme le directeur de la RTS parce que RTS ñëpp ko bokk président waru faa teg tànn nit teg ko fa pour mu koy defal lu mu bëgg di xañ nit ñi
ñu bañ a génn ci télé bi te seen télé bi ñëpp bokk ñu fa nekk ñu leen di fay ak suñu xaalis ba pare mu aaki moo télé bi tey jii mën nañoo organiser wu ba syndicat journaliste yi ay Synpics ak ay xawma nan lañ koy tuddee ñoom ñëpp ñu xool nan la ñuy organiser ay borom xel lañ jàng nañ bu président bu bees ñëwee ku mel ni Ousmane Sonko ba bàyyee leen affaire bi ne leen organiser wu leen ngeen xool nan ngeen di tànnee directeur général RTS daf ko appel à la candidature ku nekk ñëw indi ne damaa bëgg a nekk candidat ñu xool nan la ñuy def pour fal la xool sa CV xool sa ay compétences pour def le directeur général de la RTS magistrat yi tamit même chose président tribunaux yi ak procureur yi nekk ci région yeeg yu nekk Dakar procureur de la République ñun dañoo bëgg Sénégal nekk modèle démocratie ci Afrique parce que Sénégal tamit modèle la woon parce que am nu ma demee am na dëkk africain yoo xam ne ñoo leen tane mais dañoo bëgg mu nekk nag une véritable démocratie véritable république Cap-Vert gii nii ñu dendal ñun ñuy raw ci bonne gouvernance ak transparence sur le plan de la bonne gouvernance et de la transparence Cap-Vert raw nañu ñun Cap-Vert policier bu la jàppee ci tali bi nga def infraction bu la verbaliser doo ko jox xaalis dañuy liggéey ak benn banque dafa am benn banque boo xamante ni mooy liggéey ak trésor ba banque boobu ngay dem nga fay ñu daggal la reçu wan na yow infraction nga def daggal nañ la reçu bu weer bi dee banque ba viré xaalis ba trésor jël ci lu mu ciy jël xëy na trésor du am jotu booy ngay dem trésor naa nga fay fay ay verbalisation Cap-Vert loolu am na fa te amul Sénégal benn policier da lay jàpp doo am sax permis di dawal nga jox ko 5000 mu bàyyi la nga dem pour lan wala nga def benn infraction bu graaw wala doo am visite technique nga neexal ko mu bàyyi la nga dem di racket nit ñi ci kaw tali bi loolu c'est très dangereux moo tax accident yi bëri ñi nga xamante ni mënuñoo dawal yow amoo permis di dawal amoo visite technique maanaam oto bi warul daw nga koy dawal ñu lay bàyyi da ngay léeg-léeg ngeen romb ay oto yu bon romb leen ci tali bi ngeen gis ko muy daw nit ñi di surcharger nu mu leen neexee bu ñu rombee policier neexal ko xaalis wala gendarme yooyu lañ wax ne dafa war a jeex Sénégal dóor doom làq doom bi corruption bi dañoo xam ne Ousmane Sonko nit ku jubla te bu ñëwee dina teg Sénégal ci yoon ñi nga xamante ni nag tappale jubadi di am xaalis mu yomb moo leen neex genre Macky Sall gii moo leen arrangé nañ waxante dëgg loolu moo tax ñuy xeex Ousmane Sonko dafa oote di prôner pour la bonne gouvernance transparence égalité loolu la Ousmane Sonko woote ñëpp gis ci seen bopp rawatina ak jeunesse bi parce que Sénégal boo demee mën naa am 70% de la population ay jeunes lañ jeunes yooyu nag lañ xam ne ñoom ñooy avenir u dëkk te daf ci am ñoo xam dañoo tukki dem ci réew tubaab yi gis la fa am ñu bëgg seen réew mel noonu tombeeg réseaux sociaux yi xew ñu def révolution à travers les réseaux sociaux dañoo def révolution li ñuy def ni révolution la parce que live yi gars yi di def bu ñu ko xeeb am na ñu bëri ñu ngi leen di conscientiser am na ñu bëri conscientiser nañ leen tey ba tax ñu bokk ci combat bi parce que au début c'était pas facile léegi nag loolu moo leen métti parce que li fi ne bëgguñ mu dëñ dañoo bëgg nekk Sénégal ku fal sa ay gars di sàcc xaalis ñoom ñi gën a avancé di gën a riche pauvreté bi di gën a yokk ñu ñuy appauvrir jeunes yi di dugg ci ay gaal di dee ma ne nañ waxante dëgg Sénégal liggéey ko yomb na nañ waxante dëgg Sénégal ku honnête di nga liggéey Sénégal ñun yàlla desaluñu dara lépp on a tout ce qu'il faut pour développer am nañ 700 kilomètres de côte am suuf su talli espagnol yi sax dañ koy wax ñoom nee nañ sénégalais seen suuf si dafa talli ba pare nangu te Espagne ñu ngi ñii di bay ay orange ak lu ne ay poire di bay ay pomme te ci ay montagne lañ koy bayee moyens yu ñu ciy def pour mën a récolter bu ñëwee Sénégal duñ ko ci def parce que suuf si dafa tàlli ba pare nangu di taw ñu mën a récupérer ndoxu taw bi ba pare investir pour Sénégal am ndox parce que boo gasee du yàgg dara nga am ndox mi dafa war a doy nañ waxante dëgg am ay hôpitaux yu baax nit ñi buñ feebaree toog ci réew ma fajoo fa mais yow naka ngay jiitee ay nit ba pare boo feebaree dem France dem faj ji wala nga dem États-Unis mais loolu yabaate la jiite ay nit ñoom ñëpp en commençant par le président de la République médecin yam nekkul Sénégal ministres yi seen médecin yaa ngi Europe ñii ña nga France ñii ña nga États-Unis Demba Kandji dem na fi consultation États-Unis pour ay bëtam xaw ma France président cour d'appel bu Dakar
moom mi nga xam ne moo jàllale moo validé Macky Sall kiyam bi nu mu tuddati deuxième mandat bi bon nekkul moom mooy validé mais xam nga dafay joxe résultat provisoire yi te loolu dafay voilà dafay compter quoi résultat provisoire bu ñu ko joxee rek mooy ne voilà xam nañ kan moo gagné instant bii nii loolu mooy affaire bi voilà donc ñun dañoo bëgg Sénégal baax li ñu yàlla may ci ay ressources nañ ko exploiter jaarale ko ci yoon kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci loolu la ñuy xeex nii mais nekkul na dañoo nekk ay fanatique ci Ousmane Sonko wala dara man dara mënuma ébranler man dara mënuma impressionné man yàlla laa gëm voilà donc awma complexe benn doomi aadama muy Macky Sall la keneen ku mënti doon man complexe wu ma devant quiconque ku mënti doon ci àdduna bi man su ma toogee ak yow damay jàpp ne nit laa toogal man du ma wax nit ne ko yàlla mu ngi lay nuyu te gisuma yàlla du ma ànd ak nit ci jaayante Ousmane Sonko tey ñun dañ kaa gëm bëgg ko mais bés bu toogee tey di def comme li Macky Sall doon def man mii maa leen koy wax bu eboo ngeen bind ko maa njëkk a génn commencé defaat samay live di dal ci kawam parce que ñun Sénégal moo ñu gënal Ousmane Sonko moo ñu gënal Macky Sall Sénégal ñëpp ko bokk ñëpp war a gis seen bopp ci Sénégal ay njiit yu baax ñooñu manqué heure bu ñu amee ay njiit yu baax yu ragal yàlla jël xaalis Sénégal bi jaarale ko ci yoon bàyyi càcc gi investir ci réew ma jaarale lépp ci yoon exploiter suñu ay ressources minières billahi wallahi taala kenn du sonn mais Sénégal yi dañoo sonn les Sénégalais sont fatigués tey jii Macky Sall ak ñi mu àndal kenn sonn ci ñëpp ci jàmm lañ nekk ñoom ñëpp ak ci jàmm mais jiite réew lu tax mu war la mën a jox ay milliards ak lan moo tax xëccoo réew mi nii bañ na doo bàyyi réew mi lan moo tax mu bëgg a am troisième mandat parce que dañoo bëri ay privilèges bëri ay avantages te yooyu la ñuy bañ a perte moo tax fu mu nekk nii ñu bëri ñu ngi koy jay naan ko da ngaa war a def troisième mandat malgré constitution bi def nañ si le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs mu leer nañi moom mu bind ko ci livre am bi te laataa loolu engagé wu na toog ne fii ay yoon ne moom 2 mandats lay def dem parce que loolu moo tax mu réviser constitution bi mu leer nañi mu dem ba mu yàgg ay naa fekk wër ko ay pouvoiristes wër ko di ko gëmloo ne ko da ngaa war a continuer di jiite réew mi pour lan gëmloo ko ne ko pétrole baa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw te yow yaa war a toog pour exploiter ko loolu mooy lan loolu mooy lan ma ne jamaa laa la wax bu nekkoon ci mbeddu Sénégal yi sax war a feeñ ñu war ko exploiter tali yi nekk jamaa wala or 2 mandats lañ ko wax ne moom lay def gënul kenn Sénégal ba moom muy jalgati constitution bi ñi ànd ak moom gëmuñ tous gëmuñ ko nguur lañ bëgg ñu nekkoon ca Ablaye Wade ak ca Abdou Diouf ñoo ñëwaat ci moom nii entouré ko ñi ko doon xeex ci Ablaye Wade ñoo transhumé waat ñëwaat ñi ko doon saaga démb di ko xas ñu ngi nii ci gouvernement bi lañ nekk dañ ñu dimbale loolu nag lañ bëgg mu jeex Sénégal dafa war a am stabilité démocratie bi dañ ko war a consolider ak état de droit bi ku ñëw ñu fal la démocratiquement mu leer nañ defal sa benn mandat am nga droit laaj 2e mandat mais amoo droit laaj 3e mandat soo laajee 2e mandat suñu la ko joxee gannaaw bi nga defee 1er mandat ba pare ñu jox la 2e mandat xayrum Sénégalais yi ñooy choisir buñ la joxut nga am sa benn mandat nga dem c'est ça la démocratie Ghana loolu moo fa am John Atamis benn mandat la am dem na yoonam xawma Ado Nana tamit kazalika même chose xam nga boo demee Nigéria Goodluck Jonathan benn mandat la def ñu gagné ko mu dem am na dëkk yoo xam ne ñu ngi ñuy raw tey ci démocratie ak bonne gouvernance te loolu dafa jaaduwul Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko moom képp ku war a wax ngir jàmm am Sénégal démocratie bi gën a jëm kanam mu gën a nekk état de droit nang ci wax Macky Sall bu defee lu jaaduwul na nit ñi am honnêteté jàkkaarloog moom muy kilifa diine kilifa aada ak képp ku am baat ca dëkk ba te ñeme dëgg nga jàkkaarloog moom wax ko ne ko amoo droit ci 3e mandat bul taal dëkk bi te affaire du 3e mandat bi nii moo tax ñu lalal ndëgg sërëx Ousmane Sonko pour toroxal ko parce que moom rek moo fi des fu mu nekk nii ci opposant boo xam ne crédible na pour jàkkaarloog moom pour man ko xañ 3e mandat bi loolu moo tax ñu bëgg ko faagaagal ñu bëri di ci profito
jël seen ay journalistes monté leen pour ñuy jaxase xelu nit ñi su fekkee da ngeen foog ne lii seen fen yi nii moo tax nit ñi di bañ Ousmane Sonko wala di génnee Ousmane Sonko ci seen xol yi vous vous trompez te xam ngeen ci dara. xam ngeen ci dara bu baax a baax jël doomi jàmbur utiliser ko yàq àddunaam Adji Sarr àddunaam dina baaxati fu mu nekk nii Adji Sarr àddunaam dootul baaxati. defloowu leen ko seen jarbaat defloowu leen ko seen doom jël benn doomi jàmbur boo xamante ni mu ngi jógee ci île du Saloum yi vulnérable ba bëgg a dee ñàkk teel a ñàkk yaayam psychologiquement loolu daf koy travailler ngeen jël ko utiliser ko. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.